jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene nuñ koy defee ayu bés bu nekk ñëw dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique di ko tàmbalee di jaal Sénégal gi yëpp rawatina kujje politique gi rawatina parti bi di URD ki nga xam ne daf fi génn àdduna di Djibo Leyti Ka gis ngeen hommage bi ko république bi jagleel kenn desul dem nañ ci levée du corps bi yëkkati ay kaddu rafetlu taxawaayam ci kujje politique gi mu di kan Djibo Leyti Ka bés bu muy génn àdduna mi ngi yemook bés bi nga xam ne la ñuy samp 13e législature maanaam di dalal député yu bees yi ci pencub ndaw réew mi ci bés boobule la ñu dee Abdoulaye Makhtar Diop ci waxtu wa muy wax ne fi mu nekk nii nañu jëm ci votu président assemblée nationale groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñi ngi proposé candidature Moustapha Niass ñu dee ko ci nopp ne am na kenn ku fi bàyyeekoo te tamit kenn la woon ci wàllu yorin état mu dog ko wax ko député yi muy firndeel rek benn mbir ne du jaas mukk du mës a jaas ak ndombay tànk boo mës a yor du jaas dee du jaas mukk kenn du ci rëcc nañ koy bàyyi xel bu baax a baax rawatina sàkk way wu rafet sa ginnaaw boo takkee ndombay tànk ak bu mënta doon na nga jàpp ne am na lu dul jaas te nag ndombay tànk bii ñu la takkal askan wi ñoom maa ngi koo takkal la ko seen coobare kon xaral sa tànk tuggee liggéeyal askan wi def ci lu rafet ba sa jëw ëllëg ñu mën koo ndamoo Djibo Leyti Ka génn na àdduna tey jii fan ko waxee da ci assemblée nationale am na ñu fa toog jaay seen ngor ngir mën faa toog am na fa ñoo xam ne wax nañ lu méngoowul ak dëgg ngir mën faa toog am na ñoo xam ne def na naka sudul noonu ngir mën faa toog am na ñu jaay seen ngor seen dignité ngir mën faa toog ca booba fàtte nañ ne deedu jaas am na tamit ñoo xam ne ala kulli alin dañoo jàpp ne dañoo war a ñëdd nguur ana Djibo Ka dem na yeneen kàngam dem nañ bokk ci taarixu réew mi Djibo Ka mii dem tey jii jàngat war na ci lool bu xóot ak loo ko mën a sikkee la mu gëm da koy def avec conviction waaye mu bàyyi fi tamit way bu rafet beneen muy lan Djibo Ka kenn mësoo koo dégg ci malversation financière wala ci détournement am na ñu ne cëpp na lay doonoon góorgóorlu ñu takkal leen ndombay tànk ñu jariñoo alanu askan wi doon ay milliardaire ci app bu gaaw a gaaw jaaxal sénégalais yépp Djibo Ka bokku ci homme d'état chevillé ci état ay choix politique am tamit da ko doon assumer ak loo ko ci mën a ŋàññi da koy assumer waaye am na loo xam ne seetlu nañ ko ci jamono yii weesu cëpp na lay ñu dénk la ndombay tànk nga ne falaa budda damay tekki si saa si tout de suite doon milliardaire agent judiciaire de l'état wax na ko imam ratib bu grande mosquée wax ko fonctionnaire yi dëgg wax ko ne képp ku doon fonctionnaire kese un agent de l'état nekk milliardaire da nga koo sàcc dañu jaar ci mbir mi bu ñu wax lijjanti da nga koo sàcc fonctionnaire de l'état mënta doon milliardaire su ko luubalul mënta nekk homme d'affaires d'accord naa waaye tey jii mën nañoo wax ne Djibo Ka yàgg na koo wax ne bés waa Jolof déggoon fa ma fekk baax ne man luubal naa xaalis dinaa may jolof yi ñëw rey ma ba pare doog a rey seen bopp ndax mënta nekk beneen mbir bi tamit Djibo Leyti Ka génn na àddina waaye tamit nañ ko waxal la mu wax musta wax retrouvailles autour d'un gouvernement déedéet man mii def ak nag moom émission
kaddu yi la waxoon. Mais pourquoi avec la jeunesse? Les jeunes ne font pas ma génération. On est bloqué par des égos trop forts. C'est les Khalifa Sall, comme les Aïssa Tall Sall, comme les vieux Cissé de mon parti, comme les gosses, des jeunes comme ça, qui peuvent les trouver. Et c'est possible. Ce sera fait historiquement c'est vrai, inévitable. Inévitable. Toute la famille social-démocrate, inévitable. D'ailleurs, les jeunes socialistes là, mais pas avec ma génération, pas avec ma génération, avec la génération suivante. Khalifa Sall, ñoom Aïssa Tall Sall, les vieux Cissé, ils mènent gars yi mel noonu daal. Parce qu'ils sont plus mûrs que nous, plus sérieux que nous, plus modestes que nous. On est trop gonflés pour cela actuellement. kaddu yooyu mooy lan retrouvailles socialiste loolu la waxoon wax ne ñoom seen jamono mënuñu ko def muy Tanor di Djibo di Moustapha Niasse déedéet ndax dañoo gonflé am ay ego surdimensionné waaye génération bi ci topp ñoom Khalifa Sall ñoom Aïssata Tall Sall ak ñeneen Cissé yu nekk ci partem mën nañoo def retrouvailles socialiste mus sa wax retrouvailles autour d'un gouvernement nañ ko waxal la mu wax dafa am solo kon nekkoon kaddu yi nga xam ne waroon naa ko rotal ci kii nga xam ne moo di Djibo Leyti Ka génn àddina ñu seetlu tamit beneen mbir bu doy waar jamono yi gis ngeen allié yu Macky Sall na ngay def surenchère rawatina parti bi di parti socialiste dégg nga kaddu yi ñuy rotal waaye loolu yëpp politicien la du réew mee leen ñor de déedéet nañu amee place la ñuy wër gën koo yokk ca lañ yor dernière sortie yi nga gis fii yëpp socialiste yi def ko lan la nguuru rek moo leen ñor pàccoo bi rax ci dolli dafa am leneen lu ci laxasu mu di lan Ousmane Tanor Dieng fa mu doon président au conseil des collectivités territoriales CDD la fa yor contrat durée déterminée 1 an renouvelable par décret présidentiel foog mu def surenchère président Macky Sall na mu defoon Moustapha Niasse ba muy doog a ñëw ci assemblée nationale di ko jox par un an ba Moustapha jox doog ko jox garantie mu voté ci référendum bi def mandat bi 5 ans loolu la def Ousmane Tanor Dieng moo tax ñuy def li nga xam ne moo di lan surenchère politique tey jii parti socialiste bu ko Macky Sall dàqoon biir Benno Bokk Yaakaar sax day bañ ñemewun génn Benno Bokk Yaakaar déedéet parti socialiste bu génnee Benno Bokk Yaakaar ban kaddu lay wax sénégalais ñu mën leen déglu 2012 ba ci 2017 gii ñu nekk lépp lu fi nekk bilan Macky Sall ñoo ko bokkandoo ak Macky Sall amuñu lenn looy seppi parti socialiste teg ko fële ils sont comptables de tout le bilan de Macky Sall njombe yam ci justice bi ci la CREI yi bu doxul ñoom ci la ndax mus ñu leen dégg ñu wax ci justice bu taxawee ku mam ndey ak ku mamul ndey ci lañ yàqu-yàqu yi ci lañ kon lépp loo xam ne njombe la ci régime Macky Sall ci lañ bokk ils sont comptables ndax mus ñu leen dégg ñu wax déedéet bu ñuy wax kay dañuy mel ni daanaka nekkatuñu parti politique kon Macky Sall bu leen dàqonte ji Benno Bokk Yaakaar sax dañuy siisu toog te biir na leen ne bés bu ñu génnee Benno Bokk Yaakaar dem ci ay élection seul làmbaay ñaaw seen côté xam nañ ko bu baax a baax ñoom moo taxit sorti yi ñuy wax di wax ne waaw Khalifa Sall nii nañ ko tëjee kaso loolu yëpp ngis sal la surenchère dong la retenez-moi ou je fais un malheur waaye du mës a génn Benno Bokk Yaakaar jamono yuñ toll ndax xam nañ ne buñ taxawee di wax ak sénégalais ñu ne leen may leen ñu jàmm taxaw leen ne yéen ba ngeen ñemee 12 ans d'opposant ci Ablaye Wade ba ngeen ñamaatee nguur da ngeen na mukk doo leen ci génnati ndax nguur ngeen xam yor nguur ba daxal ma daax les lambris dorés du palais du koy gën a wane Khalifa Sall mi ñu tëj ci biir kaso bi bokk ak ñoom parti bu nekkee tarfatalu ay ni benn seconde sax da bànneex dund nañ ko ak ñoom moom Khalifa Sall ci fàttali Ousmane Tanor Dieng ba muy doon premier secrétaire du parti socialiste ci congrès sans débat
administrateur la woon bu ñëwoon ci parti bi. Abdou Diouf si loxo Khalifa Sall la ko tegoon ak Aminata Mbengue Ndiaye. tey jii Aminata Mbengue Ndiaye ak Khalifa Sall ñoom ñoo xeex ba doole ji Ousmane Tanor Dieng am ci biir parti socialiste am ko. di ko jàppale ba mu contrôler parti bi bu nekkee benn minute sax Aminata Mbengue Ndiaye séq na ko kóllëre Khalifa Sall. lu tax ba tey jii amuñu fit sax seeti Khalifa Sall mi ñu tëj ci biir kaso bi ndax ragal nañ Macky Sall mere leen. bu leen tolloo noonu ngeen dem ci Macky Sall ne ko li laay waru soli may ñu dañoo bëgg a seeti suñu camarade de parti bi mais yéen ñëpp kenn sañu ko ci seeti bañ Macky Sall mere la du Ousmane Tanor Dieng du Aminata Mbengue Ndiaye te nag dañuy wax waa APR xam nañu caisse d'avance bi mais ñooñu xam nañu caisse d'avance bi bu baax a baax 2009 ba Khalifa Sall di falu ña nga ci opposition kenn du mën a waat ne amul teraanga bu la Khalifa Sall defulul ba mu nekkee maire de Dakar waaye lii dëgg ba dëgg moo di soo xoolee sax génn Djiboleyti Ka ak Moustapha Niass ci xeex boobu Tanor Dieng mën na leen ci biir parti socialiste Khalifa Sall jotee jàppale Ousmane Tanor Dieng sage yu bari ci biir parti socialiste soo gisee ñu ne tekkaral bëgguñu dugg ci wax ji dañuy wax rek ñaw comme xale bi moom moo doon jàppale Tanor muy génne ñenn ci biir parti bi tey jii gis nañu ko Tanor def. may fàttali lu doy waar lu Khalifa waxoon ne moo ko gën a métti Khalifa Sall nee na digganam ak Tanor lu ko gën a métti ci diggante bi moo di ñoom Moustapha Niass ak ñoom Djiboleyti Ka dañ ko yay bu demee nan mu ne ñooñu ci digg xeexam ak Tanor dañ ko doon yàgg a wax ne ko bu paree si ñun ci yow lay jubali ñun bu ñu génnee parti bi ba pare ci yow lay jubali di nga doog a xam jikkoom dëgg-dëgg looluy dëgg. ma ñëw dootal kàddu nag ci ñi ànd ak Khalifa Sall waay naïf politique ñàkkaam xam-xam politique wala doon ay nee politique moo tax ngeen yaakaar benn seconde ne Abdoulaye Wade dina leen xeexal pour Khalifa Sall génn kaso. d'abord il faut que mu leer ci bopp ñépp mu di lan Khalifa Sall génn kaso c'est pas une affaire juridique. du magistrat du juge du kenn ku ko mën a régler ñooñu da leen di dicter rek ñu def Khalifa Sall génn kaso c'est un combat politique c'est un combat purement et simplement politique parce que Khalifa Sall mi ngi dugg kaso ci volonté Macky Sall ci coobare Macky Sall président Macky Sall lay neex ci coobareem timit mu woo ministre de la justice bu bees bi dinaa ci dikk Ismaïla Madior Fall ci beneen chronique wax leen ci lu doy waar ci dispositif bu ñu teg pour présidentielle 2019 mooy woo Ismaïla Madior Fall moom président Macky Sall ne ko waxal juge yi ak magistrat yi ñu jox décision favorable ci liberté provisoire Khalifa Sall am déet noonu rek lay demee kon c'est pas un combat juridique avocat yi waaw dañ leen di fay dañuy def seen liggéey na mu waree wala cour suprême bu joxee avis favorable jàppal ne bëgg-bëggu Macky Sall la président de la république procureur bu joxee avis favorable jàppal ne bëgg-bëggu Macky Sall du xam-xam du droit du dara ndax bu nekkoon yoon rek ñaari percepteur municipal yi nga xam ne da leen bàyyi di bokkum di Ibrahima Touré jamono yi ñu ngi ci biir kaso bi waaye ci coobare président Macky Sall dafa ne tous les hommes qui sont avec Khalifa Sall ci biir kaso bi bokkum APR la bokk suñu nit la moo yor kees bi ci affaire li nga xam ne moo di PSE kenn du ko tëj Ibrahima Touré bokkum moo ko indi ci maire bi kon nitam la bon nan leen def ñoom sous contrôle judiciaire point barre kon génnu kaso Khalifa Sall mi ngi dépendre ci bëgg-bëggu Macky Sall waaye jàpp leen ne Abdoulaye Wade du xeex lu toll ci tarfatul ay ni ngir Khalifa Sall génn amaana dina condamné li ñu tëj Khalifa Sall waaye déglu leen bu baax a baax li met Abdoulaye Wade wax ban ko laajee ci mbiru Khalifa Sall dafa ne jaay doole la sama doom la d'accorduma ci li ñu ko def waruñu ko tëj kaso ce n'est pas normal waaye dama leen di fàttali ne ba ñu tëjee sama doom kii di Karim Wade ci mbiru yooyu nga xam ne wàllu CREI la Khalifa Sall musu cee wax musu ko condamné looy mën a jàngat foofu kon moom day wax ne
comme Khalifa Sall musta condamné mbiru Karim Wade kon pour la forme damay condamné rek li nga xam ne moo di incarcération yam ci duma ci sonn benn yoon. moo tax ñu doon yaakaar ne Abdoulaye Wade dina dem assemblée nationale di wax waxi Khalifa Sall da ngeen ko déggul mu baax du fa mës a dem. bul fàtte tamit ne Maître Abdoulaye Wade lim yàgg a prôné lu leer la nee na dafa bëgg libéraux yi 50 ans ñu nekk au pouvoir tey mu neex ko mu naqadi ko doomam moo nekk au pouvoir Macky Sall ndax lépp lu mës a am ci àddina signature Maître Abdoulaye Wade pour mu doon président de la République sax il a fallu que Wade def erreur politique dàq ko assemblée nationale mu doog a jéngu kon lépp lu mu am ci àddina daanaka ci loxo Abdoulaye Wade la jaar kon amaana Abdoulaye Wade jubóog Macky Sall moo gën a yomb ci moom mu xeex pour Khalifa Sall rax ci dolli waa parti démocratique sénégalais jàppee nañ Khalifa Sall comme wujj bu yàgg ak Karim fàttaliku leen meeting bu amoon centenaire rivalité bu amoon entre les partisans karimistes ak khalifistes yu fa nekkoon ñëpp ko gis guerre des pancartes kon nga foog ne Karim Wade bi ñu exilé Doha Khalifa Sall mi ñu tëj ci biir kaso bi waa parti démocratique sénégalais dinañ xeex lu toll ci tarfatul ay ni pour mu génn kaso mënta nekk xeex bi seen xeex la boo leen amul fulla ak fayda xeex ko kenn du leen ko xeexal benn yoon rax ci dolli ñëpp xam nañ ne sax ba ñuy wax manko bañ daan wax noonu loolu yëpp tuur lëndëm la woon kenn àndu ci woon ñëpp xamoon na ne day tas kon il faut que ñu ànd ak Khalifa Sall xam ne lii seen xeex la te ñoom nag war nañoo góorgóorlu bu baax a baax buñ bëggee génne seen waa jooju kaso war nañoo góorgóorlu bu baax a baax ci combat politique bi ndax nag li ñuy dégg ci mairie de Dakar dalul sunu xel déedéet cabinet boo xam ne ba maire tëjoo kaso ba tey jii deful réunion pour xool nan lay organiser mairie bi ku nekk di cëpp di lay war ngeen gën a coordonner seen action xool noo leen di liggéeyee rax ci dolli mu mel ni Khalifa Sall ay jigéen rek la am ndax nag manifestation bu ñu gis jigéen ñi lañ ci gisuñ ci benn góor amaana sax xanaa dafa am ñenn ñoo xam ne Khalifa nekk ci biir kaso bi moo leen gënal ñoom ñuy gundaandaat ca mairie ba def leen ndànk ci erreur yooyu ngeen di def bés boo leen fi prêter le flanc dinaa leen wax ne président Macky Sall amul lenn loo xam ne dina ci yéex bu bëggee def délégation spéciale mairie de Dakar amul lenn ndax nag lu mu làmb mu nooy day romb te nag lim jot làmb yépp mi ngi nooy nepp laa la wax day romb kay suuli sa dugal ay ñaari loxoom wëlis jël avion dem tukki ñëw dara du bouger voilà kon nag ngeen war a xam na ngeen di taxawee la ca des nag la ma koy wax dossier Khalifa Sall la ca biir ay avocat am nañ ko layoo ñun duñ ci sori ci procédure bi dong la ñuy yem. chronique bi di ñëw dañ waxtaanee wàllu dialogue politique bi dellu si waat tamit ci diggante président Macky Sall ak ay alliés ci biir Benno Bokk Yaakaar jeu de dupe bi ci am du bare dinañ ci dellu si dialogue bi dina antu am du antu lu tax mënta antu ak bu war a antu nan la war a mënee jaaree yoon ba antu mu doon ngëneel ci Sénégal loolu yëpp dañ ko waxtaanee seen prochaine chronique leen sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah seen site dakarmatin.com seen beneen chronique wasalaam